bi ñu defee comité bi dañoo toog ñoom dem seeti kilifa yëpp waxtaan ak ñoom kilifa yëpp ku nekk seeti nañ la dañu bëgg a defaraat jàkku Ndangaañ di xalaat nag yàlla nga ñu ci jàppale mais ñu ne balaa muy tàmbale Ndangaañ ci boppam dañ koy organiser parce que jàkk ji ñu leen ne coût estimatif bi 350 millions la du coût réel bi nag mais li tax coût réel bi dinaa ci ñëw parce que coût réel bi donc ñu organiser Ndangaañ def ko ay zone yooyu ci biir liggéey bi dañ ci indi lu am solo parce que dañu daan daje di seet zone bu nekk nan la ñuy def pour que zone bu nekk ëllëg ko ñu dem di leen yalwaani ñi ñoom ñuy cotiser di indi première modification bi loolu la dootuñu dem di seeti nit ñi mais nit ñi ñooy dem dajale li ñu am indi ko pour def ci jàkk ci su ko defee loolu jógee ci Ndangaañ ñu seet ko aussi ci suñuy partenaire mooy jàkk bu nekk bi ñuy def inauguration comité de gestion Yoff yëpp ku nekk indi na enveloppe indi délégation tey itam noonu suñu collectivité locale la mairie def noonu waaw donc loolu mooy li nga xam ne li mooy li rafet ci mbir bi organisation boobu sotti na xaar ñu ne tam dañuy def système de planification boo xamee ne bi du ñu xaar di régler ay problème mais dañuy seet suñu plan lu mu ñu demander dans les 15 jours à venir ñu tabax ne lii la ñuy def door a jóg nag seeti nag xaalis boobu nag parce que ñu bari nañ foog ne da ngay dajale xaalis door a seet looy liggéey alors que c'est le mauvais côté da ngay xam li ngay def ba pare ba stratégie ko door a seeti nag lu koy defar mais nag aussi ak système de rencontre très rapproché chaque mercredi à 17h on se retrouve pour def rétrospective du passé xool aussi de lii ñëw nan lañ koy songe xalaat yi ñëpp nag ci la du bureau bi du élargi Ndangaañ yëpp ku am jot 17h mercredi ñëwal bokk ci xalaat nee nag bu ñu xalaatee ba pare ba ne lii la ñuy def du ñu ci delluwaat gannaaw parce que xam nañ ne loolu moo mën a def donc ba ñu jógee Tivaouane ma dellu siwaat comité bi continué di liggéey loolu Ndangaañ ñi ba ñu ne tey la première pierre sëriñ bi ñëw osé ko boppam loolu tombé le 27 juin 2015 ñu ne li ñu dugg nawet nañu bàyyi ba nawet bi siit ñu door a commencé travaux yi commencé le 27 décembre 2015 bi ñu ñëwee ñu ne balaa ñoo toj jàkk ci sax nañu defar jàkk bu ndaw bu ñuy jullee parce que moom la ñu gis Ndenaat moom la ñu gis Daagu Daal moom la ñu gis Ngapparu fu ne noonu la ñu def Mbengeen noonu tam ñun ñu def noonu mais bi liggéey bi commencé ngay doon a gis nag cawarteeg waa Ndangaañ bu ñu la waroon photo yi ñu ngi koy déroulé sax da ngay gis xale yu tuuti yoo xam ne amaguñu sax un an dañu mën a dox rek ñu ngi jëm ci béton ba ca taliba ñu dem ca taliba uti ji béton jigéen ñi génn góor ñi génn mag ñi moo doon ñaanal sànq ñu bari fii lañ doon toog photo yaa ngi fi ñi amoon 70 ans ñëpp ay génn ci liggéey loolu moo tax ma ne sànq devis estimatif bi 350 millions la mais dañu amoon main d'œuvre boo xamee ne bi macha allah da nga commencé ci ingénieurs yi yu ànd Ndangaañ ingénieurs yi ci Yoff jàppale leen parce que boobu c'était béton armé bi ki ko toog ne na nga daawraan la juddoo mu nga dëkk toon Petit Sam Mali béton armé bi yëpp moo ko étudié ay collègue mi nekk fii nangul ko ne il est spécialiste dans le domaine mais li ci des xale yi Ndangaañ ouvrier Ndangaañ maçon menuisier yëpp loolu moo tax mën na encore une fois du ñu mën a xam coût réel ku jàkk ji parce que main d'œuvre pratiquement c'est gratuit ak li œuvre bi ji doy waar yëpp la main d'œuvre a été gratuite mag nag ñëw na xale ñëw na ñëpp jàpp ci loolu mooy vraiment li benn jour maa ngi fàttaliku ci jàkk ju ndaw di imaam jiite tisbaar dafa jóg seulement rek jóg taxaw ne dafa bëgg ci Ndangaañ li mu gis léegi daf ko jaaxal mbooloo mu toll nii mag ndaw góor jigéen ñëpp boole seeni xol boole seen xel pour ñëw defar jàkk ju ñu jullee nee na loolu moom yéemu na ci waaw tisbaar jooju moom noonu la ko àttee donc vraiment loolu mooy li rafet ci ni ñu defaree jàkk ji mooy dafa boole xol yi mais nag ñu dégle imam bi mu wax léegi ci conférence bi moo di ne loolu rek moo ñuy mën a may la ñuy séentu fii ak la ñuy séentu ëllëg jàppoo boobu moom la ñu nekkee di ko def di def toujours de la planification très rapprochée avec un monitoring boo xamee ne bii sans faille di seet nag chaque fois ndimbal mi ni ko sëñ ba waxee woon dañuy ñëw réunion planifier 15 jours yi ñëw def estimatif bi mu war a génn à peu près 10-15 millions 2 millions newul ci kees gi
mais yàlla mu baax ma suñu ilimaan nag may dégg moom mooy trésorier général dañuy toog këram lañ daan réunion kenn jékki-jékki buqi poosam ne enveloppe bi de dañ ma ko joxe pour ma indi ko ci liggéey bi donc loolu moo dañuy jékki-jékki fi ñu doon waxee ne soxla nañu 15 millions balaa ñoo jóg léegi 13 wala 14 dugg donc loolu ñu koy gërëme nag waa Yoff yëpp di ko gërëmee waa Ndangaañ yëpp di ko génnee nag suñuy environnement parce que bu kenn imam Saybat fa muy jiite muy fële ca Scat Urbam seen enveloppe da lay ñëw régulièrement Wakaam def noonu Ngor def noonu vraiment ah monsieur le maire walla ay moromam yi parce que maire Ngor itam yónnee na maire noonu la demee mbir mi vraiment dañuy toog ba nga xamee ne dañuy vraiment am toujours dañuy gërëmaate rek quoi di ñaanal nag parce que gërëm bi defe naa ne fii rek lay ci ñaan ñooñu fi def lu baax yëpp yàlla na leen ko yàlla fulal fii fulal leen ko ca àjjana waaw loolu maa ngi janloog son excellence kër leen daje ci armée la mu daal di buqi dem ci oto na grand ma ñëw dem def benn chèque ñëw jox ma xool gars yi ne lii day la def mën nañu cité ñu bare fii ku mel ni si suma ko fi Mass Mbeng ku mel ni Cheikh Mansour Diouf ñëpp ñoo xam ne ku ñëpp ñu sànq ni ñëw ñu seetal Ndiaye ministre ñëw ñu kii ko mais vraiment Sëñ Pape Malick Sy dañ la wéral ni ñii fi toog da nga gis ku nekk yónnee la plus de 5 millions 6 millions jëm kaw mu ñëw ñu recevoir ko ci benn takk am na ñoo dañuy joxe 3 millions ci du dañu nee na chaque période rek dinaa yónnee noonu lañ ko jàpp vraiment am na loolu xam nga foog il faut ñu joxañ ko parce que lii imam waxoon sànq ku nekk defar lu tolloog lu defar kaasu picc am ndeet waa ñiy def nag lu tolloog ay junne kaasu picc foog ñu nebal leen dugal ci kii bi vraiment foog naa ne mënuñu lim ñëpp maa ngi ko doon wax sànq may wax si Cheikh Mass Mbeng si dëkk bi la juddoo Cheikh Amar tudd nañ ko sànq avant ngeen di ñëw ñooñu ñëpp dañoo toog benn jour ñu ne ñëw leen ñu daje kër Ndiaye Cheikh Omar génne na xaalis seddale ko jàkku Apexi 2 fa la sëriñ bi di giite fii la juddoo ak jàkku Ndangaañ bi mu bokk donc vraiment ku déggul sa turit buñ ci kii vraiment foog naa ne du loolu mooy solo bi nga taxoon ngay joxe mooy defa nga ci yàlla du réer waaw jóge nañ fi ñetti yoon dem Touba ni ma waxoon sànq dem nañ sëñ Abdoul Aziz mu ñëwaat fi defal ñu pose première pierre sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke ba ñuy nekk tout tànk ba ñuy defar jàkk ji ñu toj boobu Moussa Kassé am na fii benn boutique bu ñu daan woowe boutique am Moussa Kassé muy jógee Touba di ñëw boobu vieux Code de Sall vieux papay Code de Sall plutôt Mokhtar Sall mooy woon taalibeem bu gën a mag mu ñëw di dëkk këram fële ci kër ñoom Balla Mbaye foofu dëkk bi amoon kër ñoom biir mais bu fa jógaan comme ñun ñoo fa gënoon nekk xale ci jamono yooyu dañuy ñëw ànd dem fekk ko Balla Mbaye muy jaay ci boutique bi moom tam da ci àndaale ñëw su waxtu julli jotee ñu génn ci fii dugg ci jàkk ci julli ba jàkk ji yëpp miin ko bi ñuy préparé lii nag fan mu nekk xalif général des mourides ma toog ak Balla sama kër ñu xool ma ne ko mais kii mooy mu ne ma waxoon naa la ba nga koy tooñ ne kii mooy nekk ci xalif général mouride ñu jóge fi ñett yoon nag dem seeti ko bu ci nekk itam àla kuliyaalin dem nañ fa mu dindi enveloppe jox ñu ñibbisi ne dellu si leen ba muy ñetti yoon loolu te dañ fa dem sax di ko juumaawu Ndangaañ mën a dee Ndangaañ du juumaa jàkk la foofu julli naa fa ba tàyyi donc moom xamoon na bu baax mbir mi loolu sëñ bi dem nañ fa bëgg yàlla fekkewul inauguration bi mais wax dëgg yàlla pose première pierre ba ñuy liggéey ba fi mu nekk mësu ci des gannaaw donc loolu lañ bëggoon rek fàttali parce que ay taalibe ma ngi fi ay ndongo ma ngi fi loolu yëpp ñu xam li des moo di ne ñuy liggéey bi muy dem normalement ñu def étape première étape rez-de-chaussée deuxième étape troisième étape doolu nag léegi nañu finir jàkk ji bu ñu ko bëggee finir aussi xam nga finition képp ku am kër xam nga ne finition moom mooy li gën a metti ci liggéey da ngay dajale ba foog ne fi mu nekk nii ba waaru laaj bee ñu pare
ñu dem 15 jours ñu ne on a une dette donc loolu moo tax tey aussi di ngeen ñu déggaat ñu naan fisabilillah parce que jàkk ji ko gis ni mu bindoo xam nga ne mënul continuer nii parce que li ñu waxoon léegi ci propreté protection laaj na moom ci boppam mu protéger wu li mu waxoon sànq itam ne dañu war a xool ci jàkk ji mu nekk du place allahu akbar asalaamualeykum day nekk place jàng parce que jàkk ju baax tamit que day am imam yu baax noo nekk imam te jàngoo foog nga laabal sa xol il faut yooyu yëpp wax nga ko damay kiiwaat rek comme naa la répétition est pédagogique ah gars yi bu laa ñibbi ñu jëlaale fi dara yóbbaale quoi donc loolu mooy illa bi ñu fexe ba jàkk ji te commencé nañ ko am na ñu fi tudd sànq seen tur maa ngi gisoon taxaw ci bunt bi ana Omar Mar allah jibali ci gannaaw ak keneen ñeneen ñooñu fii la ñu jàngee dañu bëgg loolu mu gën a yaatu bokk bool na ko ci gestion jàkk bi donc loolu moo tax dañu bëgg li ci des bu ñu fi yàlla wërsëgalee as tuut ñu mottali loolu ba mu mot ma xam ne jàkk ji wax dëgg yàlla am na toutes les fonctionnalités ñu ciy julli bu dal di ci def lépp ba pare nag bu tere structurellement ñu jéem a continuer yi ci des pour que mun ko di ko compléter donc loolu daal mooy li fi jotoon na kii du ma ci gudd parce que vraiment luy jàkk luy importance bi ak li ñu ciy def yëpp seeni wax na ko ba mu doy imam dellu si ci man li ma waxoon rek moo di dañuy gërëm ñëpp du ma jeexal te du ma gërëmaat xale yi ndëngaañ te mu waxee xale yi ndëngaañ xale yi Yoff yëpp laay wax parce que xale bu ci nekk da ngay gis nga xam ne kii ndëngaañ la dëkk mais mu nga ànd ak ñaari copains yoo xam ne dëkkuñu ndëngaañ loolu daf moom tout le temps nga ñëw fekk carreleurs yi ñu ne la kii yi dëkkul ndëngaañ nga ñëw ci maçon yi noonu la dëkkee mais vraiment di gërëm tous les comités de gestion yi nekk ci Yoff ak environnant parce que ku nekk am na loo def ci jàkk ji ci loo xam ne lii bu ñëwul woon jàkk ji peut-être du mën a àgg fi mu àgg tey loolu daal moom laa waxoon ne dinaa ko leeral ba pare comme première pierre Sëñ Abdoul Aziz moo ñu ko tegaloon inauguration bi Sëñ Pape Malick Sy moo ñu ko nar a defal loolu yëpp dañuy daal delluwaat di ñaan suñu borom Alaaji Malick waxuma seen surtout seen kilifa muy Sëñ Babacar Sy ki ko fi représenté tey yàlla nañu defal ñaan boo xam ne li ñu fi wax yëpp sëriñ bi dinañu fexe ba ñu géem a dégg sa wax fóot xol yi àndale xel yi bu nga defee ñuy mën a jaamu yàlla bu dal parce que vraiment sëriñ bi la mu ñu waxoon ca njëlbeen moom la ñuy vivre ba léegi dama wax léegi sànq rek sama dijaay bi ma laa jóg fi ma toogoon fii mu ne ma jàkk ji du ñun man quoi tonton la mu ne ma jàkk ji du ñun lii mag ñi la booba la génne ci kaamir bi ak wasifa bi ma ne ko tonton loolu nga xam ne jàkk ji daal du ñun kéeg yooyu ñu toogaat ba léegi xale yi ñëw waa mairie bi ak ministre bi leen jiite waaj na leen waa nangaa ñi ñëw nañu monsieur le ministre Sëñ Mbeng donc loolu moo nekk nangaañ vraiment carrefour la ma sa nekk imam gars yi imam yëpp defe naa ne maire yi fi la ñu jege wala yu demee noonu donc carrefour la yàllaa ko def mais nañ ko jël duñ ko taaroo ñu ko tiitaroo ñu ko je crois dañ ko def rek pour que mu nekk un carrefour qui rassemble qui ouvre les cœurs et qui permette aux uns et aux autres d'avoir le plus précieux au monde pour tiyaaba pour alaxira foofu laay jeexale ngeen baal yaax